naka affaire yi ñu ngi ziar bu baax a baax di nuyu Cheikh Kane di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di ñu suivre ñu bëgg a def benn vidéo bu gàtt rek lancer appel doomu Sénégal yi foofu waay mën a ne pour que vendredi le 21 ñëpp dem allée Centenaire ñu def fa concentration wone suñu naqar ci li nga xam ne moom moo xew ci Sénégal loolu dara nekku ci bu fekkente ne bi Macky Sall ak nguuram bëgg nañ jàmm wala bëggal nañ sénégalais yi jàmm wala ay nitu jàmm lañ dinañu bàyyi sénégalais yi ñu concentré wu. maa leen di nuyu bu baax Diouf fii Sira Sadio Ousseynou Faye Sidaat Saax yéen ñi dugg si ñëpp maa leen di bëggee Ousseynou Faye depuis Grèce waaw maa ngi bëggee waa Grèce ñëpp Baye Mbaye Thiam borom Italia maa ngi lay bëggee waaw Jibril Ba waaw ñu ngi leen di bëggee bu baax di leen ziar Lamine Baye Mbaye naka taw feex yi baaleb jàmm dañu bëgg a lancer appel rek Mass Ndaw dañu bëgg a lancer appel doomu Sénégal yi fu fi waay mën a ne ci biir réew mi concentration le 21 bi ñuy defee allée Centenaire ñu respecté ko région yi nga xamante ne bi aussi am nañu jot a dajalewu ci aar lu ñu bokk ci région yi ñoom aussi ñu constitué wu ba nga xam ne dañuy répondre ci même heure yi wala même moment yi ci manifestation yi maa ngi koy ñaan waa région yi yëpp fépp fu fi waaye nekk ci 14 régions yi ci Sénégal même bu dee 15 personnes ngeen wala 10 personnes dajaloo leen le 21 loolu ñu ngi koy ñaan waaw parce que appel la boo xamante ne bi il faut que ñu jàppante ak waa nguur gi woon leen na droit wu concentré wu droit wu manifester ci constitution Sénégal la nekk mënuñu ñu koo tere te loolu pour ñoom ñu xam ne mënuñu ñoo tere loolu mënuñu ñoo tere concentré wu wala manifester il faut que sénégalais yi forcer leen def ko gis ngeen le mouvement des gilets jaunes en France chaque week-end ñi ngi manifester di wax lu leen naqari chaque week-end bëgguñu sax mu mel noonu ndax foofu ab xeex rek la ak ab dóorante mais li ñuy ñaan nguuru Sénégal Macky Sall li ñu koy ñaan mooy mu am hauteur bi muy am mooy mu bàyyi sénégalais yi taxaw concentré wu wax li leen naqari su ko nanguwul nit ñi nañ ko defante ak ñoom man loolu laay wax Macky Sall su fekkee nanguwul sénégalais yi concentré wu taxaw benn place wax li leen naqari ndax li leen naqari ñu di ko kaas daf koo laal moom su ko nanguwul na ko sénégalais yi defante fu mu yem neex mais toog di ko seetaan muy ñëw di dóor nit ñi wala muy def lu ko neex loolu moo fi amut taxaw wax li la naqari yow xeexoo xuloowoo Macky Sall dafa nit ñi nañ xam gars yi ñii nañ yeewu tuuti ñoo ko tay nag xam nañ ko bu baax sax ñoo ko tay nit nag bu lay def maa tay moo koy faj kon bu réew mi tàkkee wala ñu yàq bitiku jàmbur wala ñu rey fi nit na ngeen xam ne ci responsabilité Macky Sall la manifestation yi di ñëw bépp nit ku fi dee wala koo xamante ne bi gaañu nga fi wala ñu lakk fi bitiku jàmbur wala ñu lakk fi station essence wala luñ fi mënti def nañ ngeen xam ne responsabilité Macky Sall la ndax moo bàyyiwul nit ñi ñu marche parce que moomu dëkk bi constitution Sénégal moo wax nit ñi taxaw leen ngeen wax lu leen naqari maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Mamadou Ñaan Khadim Touré Mam Ousmane Mbow moo nami maa ngi leen di ziare ñëpp di leen ndokkeel di wax ne dañuy lancer appel waaw Tidiane waaw maa lay bëgg bu baax Tidiane di la ziar dañuy lancer appel jeunesse su Sénégal taxaw laaj seen 400000 wala ngeen taxaw manifester dara nekku ci loolu mooy yoon ñii dañoo luubal alali Sénégal dañ koo luubal te bañ nit ñi wax ko dañoo luubal alali réew mi bañ nit ñi wax ko waaw Maymuna Mané maa ngi ziar ndeysaan CMG bëgg naa la El Hadj Ndiaga Ndiaye Rabia Ba yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee ñii dañoo luubal xaalisu Sénégal bañ nit ñi wax ko il faut nag nit ñi wax ko kon maa ngi ñaan Sénégalais yi nañ génn encore le 21 allée Centenaire la na fees dell Sénégalais yi concentré wu gars yi jël parole wax li ñuy wax jàmm ne ñooy parce que li ñuy wax mënuñu ko tere wax waaw kenn xeexul kenn xuloowul kenn kasewul kenn taalul réew mi kenn deful dara
ñoom nag bu ñu provoqué nit ñi préfet de Dakar ak yeneen préfet yi bu ñu provoqué nit ñi c'est des administrateurs territoriaux respecté leen li constitution Sénégal wax mooy sénégalais yi am nañ sañ-sañu rassemblé wu am nañ sañ-sañu association am nañ sañ-sañu manifester am nañ sañ-sañu sitting am nañ sañ-sañu concentration loolu constitution Sénégal moo nu ko may. li ñu constitution Sénégal may nag ñoom su fekkente ne bi dañ leen ko nar a xañ defante leen ko ak ñoom bu ngeen ko defanteek ñoom ku fi dee na xam ne ci ndoddu Macky Sall la nekk ku fi dee rek ci manifestation ci ndoddu Macky Sall la nekk. te ngeen bañ a déglu saytaane yi nga xam ne dañuy taxaw di wax naan ay da ngeen di yabal doomi jàmbur yi fii kenn yabalu fi doomu kenn. pétrole bi ñuy xeex du xeexu opposition bi xeexu ñun ñëpp la opposition bi li ñuy xeex sunu alal la. kon buñ fi nekk naan opposition bi dañuy yabal gaañ ñoom seeni doom ña nga France ak nangam on s'en fout loolu waxu kasaw la loolu ñi koy wax mooy saytaane yi ñooy taxaw di wax naan bu leen génn manifester ndax ñoom seeni doom génnuñu wala ñoom génnuñu lii opposition bi di def population Sénégal la koy defal. bu ñu waxee ñaari baat ñu naan ay waxu opposant la ñi ay opposant lañ opposant mooy lan nit ñi nañ leen wax li xew. opposant mooy nga gis kii di def njombe ci sa réew nga leeral sa askan waa leeral sa askan boo koy def ñu ne la da ngay opposé waaw mais da ngay opposé pour mbir yi baax. il faut que nit ñi ngeen xam ne opposant ak opposition du parce que da ngaa bañ nit ki moo nekk ci lu dul dëgg. alali Sénégal lañ pasaree nit ñi taxaw di ko dénoncer loolu laa bëgg nit ñi xam ko. maa ngi attiré seen attention nag ci benn fait fi ñu toll nii ñoom jaaxle nan ndeysaan ñoom fi ne nii jommi nan nguur gi jommi nan da nga leen di yërëm sax da nga leen di yërëm ci cacophonie bi ak tiitaange gi ak perturbation bi ñu nekkee. li lay njëkk a woon ne da nga leen di yërëm mooy rapport IGE lu toll ni inspection générale d'État rapport am njiitu réew mi ne juróom-ñaari at a ngi nii gisuma ko loolu ñaaw na. boobu njombe kenn mësu koo gis ci histoire u Sénégal rapport IGE juróom-ñaari at président de la république taxaw ne gisuma ko man loolu gëwuma ko gis na ko bu yàgg gëmuma ko wax jooju waxu kasaw la rapport IGE bi gis nañ ko dañoo def seen njombe kay bëgg koo fàtte loolu. deuxièmement Farba Ngom mas ngeen a gis ci Sénégal député bu taxaw ne man sàcc naa. yéen histoire du Sénégal mas ngeen a nangu ab député assemblée nationale bu taxaw ne man jël naa ay enveloppe man sàcc naa alalu Sénégal sàcc naa corruption naa sàcc naa ay pots de vin ñu lay bàyyi di la seetaan. heure bii tey mbalaanum kiiraayum Farba Ngom waroon nañ koo teggi dàq ko ci maire yi ba maireu dëkk ba mu nekk dàq ko ci député gi ba pare procureur woo ko. Farba Ngom moo gën a yabaate. Farba Ngom moo gën a yabaate li mu wax ci Sénégal kenn ñemewu koo wax man sàcc naa alalu réew mi loolu Farba Ngom dong moo ko man ñemee wax di traîner ci mbedd mi. waaye nag nguuru Macky Sall bu leen dara bett bu ñu demee ba député yi di taxaw naan sàcc naa alali Sénégal nit ñi di la bàyyi ngay doxi say soxla comme ça taxaw ci face to face télévision publique TFM Aïssatou Diop Fall laaj la nga ne sàcc naa man alali Sénégal. mais Farba Ngom ni mu yabe Sénégal mais ñun dañoo yab suñu réew mi dañoo yab suñu bopp wallahi dañoo yab suñu bopp. loolu nag ay tentative de diversion la bu sàccee alalu Sénégal di ko nëbb ba heure bii mu taxaw di am lu muy wax ngeen xam ne diversion lañ bëgg a def nit ñi. Pape Samba Mboup maa ngi leen di ñaan bu leen ko déglu nañ ubbi waat dossier maître Babacar Seye pour jéem a indi fi ay coow pour fàtteloo nit ñi pétrole bi ak coow lii. nit ñi bu leen déglu Pape Samba Mboup amul benn njariñ du nitug dara c'est un mercenaire wut ko katub xaalis la kon Pape Samba Mboup bu leen ko may bës de bi deewuk maître Babacar Seye fàtte nañ ko bu yàgg ñun suñ pétrole bii la ñuy wax suñuy 400000 la ñu wax suñuy 400000 man ak sama njaboot rek Macky Sall la bàyyi man ak sama njaboot rek moo demee Macky Sall war na maa ak Aliou Sall war nañ maa fay 7 millions wala 8 millions buñ calculé woon bopp bu ne 400000 ci sama kër war naa am 8 millions xanaa ah. donc bu leen déglu ay Farba Ngom ak ay Farba Senghor ak ay Pape Samba Mboup ak ay ñi nga xam ne dañuy def ay tentative de diversion pour jéem a divertir nit ñi di leen duggloo ci yeneen i débat bi du loolu. débat bi xam ngeen fu mu nekk
góom bii nga xam ne moom la El Hadj Kassé wokk démb El Hadj Kassé moom xam naa ne tey pale baa ngay wàcc ci bopp diggu bopp bi. waaye gis nga ay nar ak ay kàcc ak njublang soo ci duggee yàlla moo lay weer fi saasi yàlla moo lay weer fi saasi Aliou Sall dafa waxoon ne moom laalewul ci Agritrans kenn versé wul benn dërëm dégg ngeen démb El Hadj Kassé bi mu demee TV5 nee na xaalis boobu affaire consultance la ci domaine agricole Aliou Sall fan la xamee affaire agriculture Aliou Sall kañ la xam affaire agriculture bay defi consultance ci agriculture bañ koy fay 146 millions kon 250 000 dollars yi dëgg la El Hadj Kassé dëggal na ko démb danañ ko rey nag tey ak ay wax danañ ne ko daa war dégg naa Yakham Mbaye du moom mooy jox kenn exemple Yakham Mbaye dégg naa Yakham Mbaye moom ay waxam man moo waxi xale bu ndaw bii laa yemale waxi Farba Ngom sax moo ma ëppal njariñ waxi Yakham Mbaye ndax Yakham Mbaye am naa fekk la c'est un intellectuel boo xamante ne bi il est de mauvaise foi loolu muy wax El Hadj Kassé yépp pour jéem ko toroxal pour ñu dàq ko ci conseil Macky Sall yi dong la mais waxu ko pour dara Yakham Mbaye moomu du nitu tous moom lañ njëkk a def conseil communication Macky Sall xamul dara ñu dàq ko dàq gi ñu ko dàq nag moo ko téye à la gorge ki ko remplacé moo tax mu koy jéem a xas noonu naan daa trahir waaye El Hadj Kassé yàllaa ko weer da leen doon dimbale El Hadj Kassé da doon dimbale Aliou Sall de Macky Sall la doon jàppale mais yàlla bu bëggee feeñal mbir ci nit ñi nga xamante ne bi ñoom lañ ëppee yaakaar xam nga koo xam ne yow yaa dem ba nekk ministre conseil au président de la république di ko xelal ci wàllu communication soo defee erreur de communication bi xamal ne yàlla rek moom moo mën a indi lii ndax El Hadj Kassé borom xam-xam la xam ngeen ne bi muy dem TV5 défendre Macky Sall la ko taxoon jóg défendre Aliou Sall la ko taxoon jóg yàlla moo leen weer du kenn du trahison ay yi ñuy wax ak Yakham Mbaye li muy waxe tekkiwut tus Yakham Mbaye moo fi dàq saagay ndey du nitug dara goo xamante ne wares naa considérer ay waxam da ngeen naan yàlla moo ñëw yàlla moo atte maa ngi ziar bu wér Sidibé As Lahat Gueye maa ngi lay bëggee Sami Ndiaye As yàlla moo ñëw démb weer El Hadj Kassé weer bu leer nañ TV5 mu ne waaw somme boobu de versé nañ ko wante Agritrans miñ ko versé 250 000 dollars yi consultation ci domaine agricole la yàlla weer leen te Aliou Sall taxaw fii ne mosuñoo jot benn dërëm Timbo taxaw fii ne mosuñoo jot benn dërëm yàllaa leen weer yàlla nag mi ngi continuer di leen weer chaque jour weer leen moo waral loolu weer leen moo waral ñu xam ne rapport IGE bi am na weer leen moo tax ñu xam ne Frank Timis signé woon na 1% boo xamante ne fii ak mook Aliou Sall fii ak 40 ans dañuy fayee ko 6 000 milliards weer leen moo tax ñu xam 250 millions de dollars yi ne encaissé nañ ko ne BP fay na ko ndax fay na impôt wala déet Aliou Sall 146 milliards yii tey démb El Hadj Kassé dëggal ndax fay nañ ci impôt wala déet état du Sénégal loolu yépp yàlla moo leen di weer chaque jour pour jour loolu leen di yàlla weere nag moo leen di wen ne ñii dañoo pasare alalu Sénégal te maa ngi ñaan sénégalais yépp ci région yi ñu dugg ci quartier yi leeral askanu Sénégal nañ def ay commission duwul rek taxaw concentration le 21 bi lu am solo la parce que communauté internationale bi il faut ñu won ne population Sénégal jóg nañu taxaw ngir li nga xam ne mooy suñu ressources yi ñu bëgg a dilapider bëgg koo pasare ñu xeex ba ñu jël ko permis yi nga xam ne moom lañ joxoon Frank Timis lañ war a nangu ak BP dañ koo war a nangu ji waxatuñu ay waxu na leer man dama ne nañ jëli suñu pétrole suñuy licence pétrole nañ ko fuqati nangu ko ab délinquant jaaykatu dorog waruñu koo jox suñu licence pétrole loolu laa wax man ce n'est pas ay Frank Timis Aliou Sall yooyu récupérer xaalis bi mooy li gën a ndaw maa ngi leen koy ñaan récupérer xaalis bi mooy li gën a tuuti ci li ñu war a def licence su Kayar offshore ak Saint-Louis offshore dañ koo war a résilier dañoo war a résilier licence yi nangu ko parce que ab trafiquant de drogue ab délinquant économique ñu jox ko moom ak mu ànd ak complicité frère u président def seen tojaange ñu fay leen ay milliards ñu nar a pasare alalu Sénégal gi nangu ko di ko lekk loolu duñu ko nangu est-ce que xam ngeen 6 000 milliards mbokk yi gaañ yi xam ngeen 6 000 milliards lim mën est-ce que xam ngeen ne 6 000 milliards yi su ñëwoon ci réew mi dootuñu fay courant wala entreprise yi rek ñooy fay courant kër yi dootuñu fay courant man maa leen ko wax 6 000 milliards yi laa wax su ci Sénégal jotoon
ñun suñ kër yi ñun ñëpp kenn dootu ci fay courant entreprise yu mag yi rek ñooy fay courant 6000 milliards yi suñ ci jotoon kenn dootu fay ndox ci Sénégal 6000 milliards yi ma laa leen wax suñ ci jotoon kenn dootul fay courant kenn dootul fay ndox ci kër yi mën na ko attan na ko mais loolu baaxut gars yi Sénégal gépp kenn dootu fi fay courant kenn dootu fi fay ndox 6000 milliards mën na ko attan na ko xaj na ci bañ def ci leneen mais suñ alal la kon leeral leen nit ñi bu ngeen duggee ci quartier yi à part bopp nit bu ne 400000 la xamal leen askanu Sénégal ne leen 6000 milliards yooyu tey su dellusee ci réewu Sénégal gi dugg ci keesu Sénégal kenn dootu fay courant kenn dootu fay ndox ci kër yi waaw loolu nañ ko xamal askan wi parce que askan wi ne ci àll bi ak région yi ak kër yi xamuñu degré bi xamuñu gravité mbir mii yéen ñii nekk bitim réew ci diaspora bi ak ñun ñi nga xam ne ñun ak ñoom a nekk ci dëkk bi waa nguur gi ak ñun ñi nga xam ne jàng nañu ñun ñoo mën a xam gravité mbir mi donc région yi maa ngi ñaan mouvement aar lu ñu bokk yi ne ci région yi nañ dem ci kër yi ñu xamal leen ne 6000 milliards yi suñ ci jotee 6000 milliards yooyu suñ ko foqatee nangu ko Sénégal kenn dootu fi fay courant kenn dootu fi fay ndox loolu nañ ko wax nit ñi ñu xam ko c'est extrêmement important ndax seeni tojaanga day bëgg a ëpp nag 250 millions de dollars ñu jënde ko licence bi BP fay leen ko waxuñu kenn ana chèque yaa ngi nii gisuloo benn loi de finances rectificative ci assemblée nationale bu leen wan ne BP fay na 137 milliards mi ngi nii dugg na ci trésor public gisuleen ko gisuleen benn chèque ñu koy nëppal 146 millions yooyu ñu fay Aliou Sall ñu koy nëppal 25000 dollars yi ñu ko doon fay 12 millions 500 par weer ñu koy nëppal 6000 milliards waay lii ñu nëppal dafa bari mbokk yi lii du bañ leen lii dëgg la lii du soxore leen mbokk yi dëgg la du bañ leen vraiment wax fa dëgg yàlla il faut que nit ñi ñu xamal waa Sénégal ne ñii iñaanewuñu leen soxorewuñu leen mais dañoo def tojaange ci sunu pétrole sunu alal dañoo def tojaange man nag su ma doon gaañee kenn du ci dem dig ku fa demit doo am benn résultat procureur ku fa dem doo am benn résultat procureur Bassirou Diagne du fi indi benn résultat parce que kaay leen indi preuve moom ku koy wax naroo dara ku koy wax naroo dara procureur ñun dañ koo fay suñu alal ñun procureur de la république suñu xaalis lañ ko fay def ko procureur de la république yorul xaalisu Macky Sall kon warut a toog di xaar naan indi leen preuve moom moo war a wuti ay preuve procureur de la république ndawu Sénégal nga Sénégal daf la fay xaalis pour nga liggéeyal ko kon yow yaa war a wuti ay preuve mais waruloo woo nit ñi naan leen indil leen ma ay preuve loolu amul fenn ci àddina bi amul fenn kon kenn waru fa dem gaa ñi fay dem nii dañoo baax ngir bëgg a leeral rek mais man su doon mën a it duma fa dem su ma amoon information duma leen ko jox parce que procureur bi daf lay won ne jaarul ci yoonu atte bu jub bu doon dafa bëgg a jaar ci atte buy yoon dafay jóg moom ci boppam mu wuti preuve yi ndax dañ ko fay pour loolu ay indemnité yu cher salaire yu baax sécurité bu doy cabinet bu baax budget pour mu togal fi askan wi mu naan indi leen ma ay preuve man de su ma doon gaañee du ma dem fenn lii rekk la yàlla leeral na lépp xam nga lu ciy des sax Macky Sall ci boppam toog à son âme et conscience mu réfléchir xam ne lii dara jaru ko man ci loolu laa koy woo waaye lii leer na ba pare man soxlaatuma benn information bu jóge ci police ni gendarmerie ni procureur ni qui que ce soit am naa information yi ma soxla woon ba pare pour xam ne dañoo tojee alalu Sénégal loolu am naa information yi ba pare xam naa aussi ni ñu tojee alalu Sénégal xam naa ko ba pare soxlaatul kenn di ma ko wax soxlaatul procureur wala ma Samba wala ma Demba moom di ma ko wax li may ñaan Macky Sall nag waaye juróomi at moo la dese président njombe la dëgg la ñëw na wàcc na ci sa bopp gérer ko mooy teggil sa rakk ci alalu réew mi président Sall teggil sa rakk ci ni ñuy gérer alalu réew mi lii nga xam ne moom la sa rakk def nañ ko teg ci yoon niñ tege ci yoon doomi jàmbur yi mooy Karim Wade Khalifa Sall boo ko defee de président Sall mën nga am mucc gu rafet boo ko deful doo am mucc gu rafet wallahi Macky Sall su attewul rakkam Aliou Sall mii tëj ko ci kaso bi comme ni mu def doomi jàmbur du am mucc gu rafet de kon maa ngi koy ñaan na jël auteur deret jeeg sentiment yi na ko teg ne xoolal démb li mu waxati Macky Sall xoolal démb nee na
trafiquant bi nga xam ne mooy trafiquant de médicament bi gën a mag ci Sénégal mu gracier ko xam ngeen lu mu wax démb dañ ne ma signé rek ma signé Macky Sall ndax ànd na ak sagom léegi mbokk yi su fekkee yow njiitu réew mi rapport IGE nga santaane ko pour ñu enquêtal la ci Petro-Tim nga toog juróom-ñaari at ne gisoo ko bërki démb nga gracier un trafiquant de médicament bu mag a mag a mag ñu laaj la nga ne dañ mën a signé rek ma signé ndax Macky Sall kon fi ñu toll nii ànd naa xelam mbokk yi loolu jar naa seet loolu tamit jar naa seet gaañi ndax instant bi président yeewuñu ko est-ce que ngedaawuñu ko ba mu ne keng est-ce que liggéeyuñu Macky Sall la instant bi sax ba mu xabtalu fi ñu toll nii xawuma ko dañ maa ne signé rek ma signé kon yow Ismaïla Madior Fall bu yëlee kayit même xooloolu yow mais ñun ñu ngi ci danger kon ñun xam ngeen ne ñun amuñu président kon bu fekkee ministre bu jëlee rapport jox la yow président bi doo ko lire doo ko examiner dañ naan la signé rek nga signé kon ministre bi bu ko neexee mën naa def tojaange gu ko neex ci benn rapport ñëw jox la ko yow président ni la signé nga signé IGE mi nga xamante ne bi mooy inspection générale d'État bu defee rapport buñ la ko yónnewee nga ne gisoo ko waaye lii ëpp na waaye vraiment leer na nag leer na de bu fi kenn taxaw dina non non ñi dañoo bëgg a taal réew mi ñi dañoo bëgg kii pétrole soxlawul ay xam-xami pétrole ay affaire ñuy wax dégg naa nga naan ñuy wax ci pétrole xamuñu dara ci pétrole ñun soxlawuñoo xam dara ci pétrole problème bi du ci ndax pétrole bi baax na du ci ndax qualité pétrole bi baax na du ci ndax 2e mai la du ci ndax pétrole bi dañ koo war a raxum ndox wala pétrole bi goudron bee bari wala du waxuñu ci qualité pétrole bi ki sàcc alalu pétrole Sénégal moom la ñuy wax te loolu dafa leer ça n'a rien à voir ak xam-xam ci pétrole kon gaa ñi nekk foofu di jéem a détourner xelu nit ñi yaakaar ne ñoo gën a yeewu nit ñi bu ngeen yaakaaree ne yéen a gën a yeewu nit ñi da ngeen di nax seen bopp bu ngeen yaakaaree ne yéen a gën a yeewu nit ñi da ngeen di nax seen bopp de gënu leen a yeewu kenn lijjantiwuñu qualité pétrole contrat yi ñu sàcc ci ay milliards yi Sénégal loolu la ñuy lijjanti loolu mooy mbir mi loolu rekk la mbokk yi vraiment yàlla weer na leen El Hadj Kassé li mu wax démb njombelu rëy la Farba Ngom li mu wax tey heure bii ci kaso bi la ko waroon a fekk ak ñeneen bu ñu jéem a détourner nit ñi nag di leen indil yeneen débat ki théorie déedéet ay Coupe d'Afrique ak ay Me Babacar Sèye ay Fallou Sène ak ay Bassirou Faye ay coup dëkk yooyu yëpp ay waxu kasaw la pétrole Sénégal bi mooy wax ji génn leen manifester ji bu leen ragal génn leen sénégalais yi ngeen taxaw ngeen concentré génn leen ngeen taxaw ngeen concentré wu contrat yi nga xam ne joxe nañ ko am nañ droit nangu ko mën nañ koo nangu mën nañ koo résilier de mi ngi ci clause yi IGE wax na ci contrat yi ñu joxe mën nañ koo nangu ji kon bu ñu leen gëmloo ne mënatuñ koo nangu bay woy na mbuus bay woyul mbuus mën nañ koo nangu kon maa ngi ñaan président Sall delloo seen sa xel rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard président Sall rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard am nga occasion bi am nga opportunité bi waaye amoon nga occasion ak opportunité bind sa tur en lettre d'or wax naa la ko mooy tu es le seul président boo xamante ne bi actuellement nee nga doo wut 3e mandat kon am nga opportunité organiser ñu élection libre et transparente yu jub président nga boo xam ne am nga opportunité tey sa frère def tojaange nga teg ko ci yoon ni nga tegee woon ci yoon doomi jàmbur yële loolu vraiment ñi ngi koy ñaan Macky Sall mu delloo si xelam ñi ngi koy woo Marème Faye conseiller ko Marème conseiller sa borom kër s'il vous plaît comme na nga koy conseiller te ñenn ñi nee nañ ku baax la soxnaam ku baax la conseiller président bi nar seppi loxol Mansour Faye sa nijaay jooju nekk directeur Petrosen nañ ko fa jële nañ jële Aliou Sall ci mbir mi nañ jële Ablaye Timbo ci mbir mi ngeen teg ko ci yoon ñu bàyyi leen ba élection 2024 jeexee ngeen dem Amérique dëkki seen Amérique bu ngeen ko defut duñu leen bàyyi de bu ngeen ko defut duñu leen bàyyi de yéen famille Faye Sall laa wax su ngeen Marème su ngeen tegut mbir mi ci yoon duñu leen bàyyi ngeen dem Amérique dëkki fa de ñun ñu nekk fii di torox de duñ ko nangu de gis ngeen Sarkozy mi ngi ne dañ koy jàpp de amatul ay ancien président en immunité ak yooyu amatul ci àdduna bi de président bu fi def loo wut a def gars yi dañ lay jàpp de ak jabari président ak rakki président ci yam kon alali Sénégal ji delloo si leen ko joxeel Aliou Sall na joxe mea culpa mu démissionné noppal magam ñu teg mbir mi ci yoon contrat yi ñu résilier ko delloo ko Sénégal renégocier ko ak ñeneen
jàmm ne ñooy Macky Sall organiser ñu ay élection ñu bàyyi ko mu libre dem ndànk Amérique dem dëkki Amérique jàmm ne ñooy ñu jëlaat sunum réew defar ko yàq na sunum réew ba pare ni ko Ablaye Wade tasaare woon Macky Sall dana ko tasar waaw Macky Sall dafa tasaare réew mi ni ko Ablaye Wade bàyyi woon Macky Sall da koo tasaare ba mu tasaaroo ba mu rajaxoo kon faaw ñu gën koo defar faaw ñu gën koo joyanti waaw lii rek la mbokk yi lii rek laa bëggoon wax tey di wax ne vraiment ñoom xamatuñ fuñ jëm vraiment ñii jommi nañu ñii waaru nañu li ñu nekk di def nii tojaange yi ak njombi yi ak erreur yi wax fa dëgg yàlla nguur gu jommi rek moo koy def man jamono Abdou Diouf la may fàttali Macky Sall bu demee ba naan ay yëgu ma woon ay dañ maa signé loo ma signé ay yëgu ma woon loolu Abdou Diouf moo ko daan wax en l'an 2000 je pense que Macky Sall waratul toog fii je pense que 2020 bii Macky Sall war na négocier génn réew mi dem yoonam waaw li ma koy conseillé Marème di leen ko conseillé ak Macky mooy na négocier 2020 bi mu négocier ñu nanguwaat suñuy contrat ñu libéré ko bàyyi ko mu dem noppalu ji mais mënatul dem Macky mënatul dem Macky mënatul dem mënatul dem mbokk yi ñi voteel Macky Sall nag ñooñu ñoo teg Sénégal toroxtaange gi tey ñooñu tey ñooy complice Macky Sall ñi voteel Macky Sall mi tey ak ñi ko jox pouvoir bi ñooñu ñooy complice bi ñooñu ñooy complice waaw jërëjëf one love ñu ngi leen di jox rendez-vous ba